الورى ويا رحمة الباري لسائر خلقه ويا خير موجود بدا وتسترى ويا مصطفى الرحمن في كل عالم ويا ظافرا بالحمد اسما ومصدرا ويا أحمد الهادي إلى خير ملة وناصر دين الله بالحق في الورى ويا مجمع الأوصاف والآل جملة علوت لسر في جمالك مضمرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا فكنت حبيبا والعوالم لم تكن وكنت مرادا بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi tedd yi déglu ICFA rajo fii ci WPAT 930 AM di ñu déglu itam ci suñu website icfaonline.com icfaonline.com wala ci 616 597 10 30 616 597 10 30 24/7 24 heures sur 24 loolu nag bu mënee am gannaaw ndimbalu yàlla mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America di jàkka yi di masjidul muhajirin wal ansar fii ci Staten Island ci 740 Delafield Avenue Staten Island New York 10310 moo tax mu mën a am jàkka ji nag service yu bari lañ fi jagleel julliti àdduna rawatina julliti Amérique rawatina julliti New York 5 daily prayers muy julli juróom juma ak service ya ca topp vikar si àjjuma weekend programmes pour xale yi ak after school programme bu ñuy mën a defee seen homework di jàng tamit alquran arab ak islamic studies ànd ak lectures yu bare bari yu ngeen mën a bénéficier ci mbootaay gi di Islamic Cultural Foundation of America moo xam ngeen nekk sur place wala ngeen nekk à distance à travers la radio wala suñu chaîne télévision bi ci YouTube bi ñuy ñaan ñëpp ñu subscribe maanaam abonné ci ngir mën a bénéficier ci lectures ak xutba yiñ fay dugal yépp dem leen youtube.com ngeen search ICFA TV ICFA TV ngeen mën a am lépp loo xam ne luy jógee ci mbootaay gi la te ànd ak njëriñ yii nag mbokk yi mënul am mukk gannaaw ndimbalu yàlla te jullit yi bokkuñu ci maanaam jàppalewuñu ku ci bëgg a jàpp na dem ci icfaonline.com/donate icfaonline.com/donate wala ngeen dem ci paypal.me/ICFA paypal.me/ICFA wala ngeen yónnee seen ndimbal ci 100 maanaam ci PO Box bi 100222 Staten Island New York 10310 wala ci adresse u jàkka ji nga xam ne tudd nañ ko mën ngeen ñëwoo ci 718 448 5252 347 596 20 36 ICFA ubbil na buntam képp koy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mbokku jullit yi yéen waa diaspora bi rawatina yéen ñi dëkkee ci réewu Amérique yi des États-Unis gannaaw ba nu sante sunu borom julli ci yonent bi sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Islamic Cultural Foundation of America ICFA ci njiital imam Mohamed Sakho ñoo am mbégte di leen yëgal week-end bi nu jagleel Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ko amal ñaar fukki fan ci weeru avril 2019 ca Central Family Life Center 59 Rye Street Staten Island New York 10304 muy 7e édition bi ñu ciy waxtaanee solo xam-xamu fiqh ci dundu jullit bi ak ay borom xam-xam yu mag ak i jàngalekat ci ay université yu kawe programme bi 9h ba 1h du matin ñu koy door rek njàngum alxuraan ak ndongoy yeeg faa yi bernde ak waxtaan wi ci thème central bi di solo xam-xamu fiqh ci dundu jullit bi danañu fa sargal itam ay kilifa yu góor ak yu jigéen yu ràññiku lool ci seen taxawaay ci communauté bi professeur Souleymane Bachir Diagne Serigne Moustapha Senghor Chérif Al Gamal imam Jibril Dieye bu Zawiya Seydi Hadj Malick Sy imam Mohamed Ndiaye bu Juma Cheikh Al Islam ca New York imam Khadim Bousso bu communauté Mouride ca New York imam Cheikh Tidiane Daw jàkkay Darou Salam New York oustaz Abdou Samad Mbaye oustaz Souleymane Ndiaye njabootu Assane Abdourahim soxna Safoura Tall Al Foutiou présidente Ndeye Fatou Diagne présidente Awa Ndaw Adji Sali Sarr soxna Momi Sène présidente daïra Mame Diarra ci New York soxna Madame Cissé présidente daïra Mame Fawa Dewele Serigne Sogi Cissé Mohamed Aslam ak soxna Marème Ndour muy ñu ràññiku lool ci seen taxawaay ci communauté bi mbokki jullit yi yéen waa diaspora bi rawatina yéen waa États-Unis d'Amérique bés bago week-end culturel islamique Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di njeextalu ay bés bi nu jagleel yonent bi ñaar fukki fan ci weeru avril 2019 ci Central Family Life 59 Wright Street Staten Island New York 10304 ak ICFA Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mohamed Sakho ñuy ñaan képp ku teewe bés bi yàlla nga dajeek ngërëmul Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jaayum tikke yi ak réservation yi woote leen ci 347 596 20 36 347 596 20 36 wala icfaonline.com. يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. mbokk yu tedd yi ñuy déglu te di ñu seetaan ci barab yu faccantikoo yi ñu déglu ci ICFA rajo yi leen di nuyu te di ñaan sama borom mu boole ñu defaral suñu zahir boole ñu defaral suñu baatin ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. mel na jamono yi yëpp jullit yi ak ñi yàlla dénk damir conscience ñu ngi ànd ci àdduna bi di mettitlu xew-xew yi am fële ca Nouvelle-Zélande ba démb
mbootaayu jullit yi ci New York yépp tase woon ca barab ba na mu tuddati Times Square ngir xeex li ñoo tuddee islamophobie. mu mel na xëy na dafa gën a am jëmm wante du lu bees. ñu demee nag ba ñi nga xam ne loolu daf leen tax a jóg mu jaral leen ñu dépenser ci ay centaines de millions de dollars yemuñu ca waaye ñu bokk ca ñoom di occuper poste politique yi gën a am solo ci àdduna tey moo xam àdduna Occident la wala àdduna yudul Occident te Occident yilif leen. ñu demee ba ñooñu occuper siège yooyu le wala occuper chaise yooyu xam nga kon yëf yi dafay gën a garaawati. mu mel na ñi ko jiite du l'islam rekk lañoo xeex waaye dafa mel ni dafa am der bu ñu jàpp ñoom ne moo gën ba lépp lu ñu gis ne lu mën a menacer leadership bu der boobee daañu def lu ne pour jeexal loolu. mu mel ni mën nañ ko tuddee white supremacy wala mën nañ ko tuddee racisme nag bu ñu delloo ay junni at ci histoire dafay mel na Firawun bi daje woon ak Muusa bokk na ci ñi ko indil àdduna. inna firawna ala fi l ard wa jacala ahlaha shiican yastadcifu taa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wa yastaxyi nisaa'ahum. moo tax yàlla saaga bu mu musul saaga kenn. innahu kaana min al mufsidin. toraxal ko it toraxal bu mu musula toraxal kenn pour jàjji ñi bëgg mel na moom. waaye gis nga ni yàllay doxale ba mu alégee Firawn ña Firawn na notoon yàlla jox leen nguur ga mu joxoon Firawn ne bu fekkee nguur la doon tiitaroo foqati naa ko ci loxoom jox leen. waaye yéen li ngeen gënee ñu dul yéen mooy li ma def ci xol yi mooy ngeen nangu ne maa leen moom. comme nit amul mesure ñoom ñu jógee fa ne ñoom ñooy le peuple élu ba yóbbaale ci ñi xaye di ci yeneen diine. maanaa nitu Muusa yàlla daf leen jox diine jox gim leen jox diine moo waral tafdil ala alaalamin ndax ña ñu doon dundal ñépp amuñu diine kon ñoom ñi am diine ñoo gën bon ci li yàlla bind ci jamono boobu.
loolu mooy li nekk ku la ëpp diine moo la gën waaye buñ ko naree def nag deret aada taxaw te aada pénc mu dugg alak leen ndax yàlla gisul deret boo gisee ñi raciste ñépp ànd bañ diine benn secret la boo nga xam ne moo tax kenn mënul digérer l'islam ci ñoom secret ba mooy inna akramakum inda allahi atqaakum secret ba mooy kullukum min aadam wa aadam min turab ñoom daal mënuñu pardonner yàlla mu ne ki gën a baax mooy ki gën a ragal yàlla mënuñ ko pardonner parce que ku nekk ci ñoom jàpp nga ne yaa gën bu dee nit ko weex ka la ma nga tiitaru bu dee arab ba la gis nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba mu gisee Abu Dhar xas Bilal ci ndeyam mu ne ko ndek yow ceddo nga ba léegi Abu Dhar mënatul lekk mënatul naan parce que na nekk ci gannaaw yonent bi ba pare ak ceddo di des ci yow ba yonent bi seetlu ko mu xam ne def na musiba bu day ne ñëy mu tëdd ci suuf rek ne na Bilal dëgg ci kawam wala dootul dundati gis nga yonent bi ni muy yare moo tax ñi doon tiitaru yépp ci jamonoom baat boobu la leen écrasé ku nekk ci yéen deretu aadama mooy nàcc ci yow te aadama kët pënd la pënd naka lay gënee morom wolof nee na suuf bu gënee ba ca des rek dañ ko jal moo tax bi l'islam bi nga xam ne mooy continuité de l'islam yi fi jiitu moo xam ci jamono Muusa la moo xam ci jamono Isa la moo xam ci jamono Nuux la moo xam ci jamono Ibrahim l'islam boobu ba mu ñëwee nekkatul ci benn waaso nekkatul ci benn bërëb nekkatul ci benn temps bu limité ndax lu jiitu yonent bi ku nekk ci yonent yi dañ la daan yónni ci nit ñuñ xam yónni la ci jamono buñ xam yónni la ci gox buñ xam yonentu nag comme moom moo yore tëj gi yàlla yónni ko ci ñëpp yónni ko ci fépp waaye yónni ko ba faw looloo tax mu indi kullukum min aadam wa aadam min turab ak inna akramakum inda allahi atqaakum kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas waaw ñun ñoo gën ci xeet yi lan lañ ci gëne parce que ñoo yore l'islam bi gën a universel waaw luñ ca góorgóorlu rek mooy élevé ñu waaye bu ñu góorgóorluwul ñu yem ak ñëpp moo tax racisme dañ koy wax mu xat waaye gën na yaatu léeg-léeg niñ ko foogee gën na ko yaatu na ko aw rawatina yéen ñi dëkkee ci réewu Amérique yi des États-Unis gannaaw ba nu sante sunu borom julli ci yonent bi sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Islamic Cultural
Foundation of America ICFA ci njiital imam Mohamed Sakho ñoo am mbégte di leen yëgal weekend bi nu jagleel Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ko amal ñaar fukki fan ci weeru avril 2019 ca Central Family Life Center 59 Wright Street Staten Island New York 10304 muy 7e édition bi ñu ciy waxtaanee solo xam-xamu fiqh ci dundu jullit bi ak ay borom xam-xam yu mag ak i jàngalekat ci ay université yu kawe programme bi 9h ba 1h du matin ñu koy door rek njàngum alxuraan ak ndongoy yeeg fay yi bernde ak waxtaan wi ci thème central bi di solo xam-xamu fiqh ci dundu jullit bi danañu fa sargal itam ay kilifa yu góor ak yu jigéen yu ràññiku lool ci seen taxawaay ci communauté bi professeur Souleymane Bachir Diagne Serigne Moustapha Senghor Chérif Al Gamal imam Djibril Dieye bu Zawiya Seydi Hadj Malick Sy imam Mohamed Ndiaye bu Juma Cheikh Al Islam ci New York imam Khadim Bousso bu communauté Mouride ci New York imam Cheikh Tidiane Daw jàkkay Darou Salam New York oustaz Abdou Samad Mbaye oustaz Souleymane Ndiaye njabootu Assane Abdourahim soxna Safoura Tall Al Foutiou présidente Ndeye Fatou Diagne présidente Awa Ndaw Adji Sali Sarr soxna Momi Sène présidente daïra Mam Diara ci New York soxna Madame Cissé présidente daïra Mam Fawa Dewele Serigne Sougui Cissé Mohamed Aslam ak soxna Marem Ndour muy ñu ràññiku lool ci seen taxawaay ci communauté bi mbokki jullit yi yéen waa diaspora bi rawatina yéen waa États-Unis d'Amérique bés bago week-end culturel islamique Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di njeextalu ay bés bi nu jagleel yonent bi ñaar fukki fan ci weeru avril 2019 ci Central Family Life 50 barakallahu ngeen baal ñu beneen yoon ndax dañuy tudd ñi nga xam ne dañuy xeex diine wala ñuy xeex immigration wala ñuy xeexal seen der bu weex léeg-léeg ñu yem ak ñoom te duñ ci bàyyi xel léeg-léeg ñu yem ak ñoom wax naa ne bu ñu demee Sénégal war nañu mën a tudd bokk griophobie war nañ ko mën a tudd ndax géer bi jàpp ne moo gën géwël wala li ñoo tuddee tëgg wala li ñoo tuddee wuude wala li ñuy tuddee dama am sama benn jigéen yàlla dogal mu am ku mu bëgg ndeki kooku ci aada dañ koy kaste te moom mi ngi ko bëgg wax ma ko fan ya ma nga ca bég waay yàlla ate mu waxtaan ci ak kilifaam nee na kilifa gi ne ko kon de di nga indi ci famille bi lu ci kenn mosta indi nee na xamatul na muy def xam nga kooku bi ma ko waxee ma ne ko loolu de moo ne wuutewul ak li ñuy tuumaal ñoom Trump ñi le ñun ñëpp ci Aadama lañ jóge boo defee yooyu yu mat a bàyyi xel la gis nga démb wala barki démb li xew Mali suñu mbokk yooyu ñu boom fa ñuy mbokk Haalpulaar yooyu xam nga mbir bu xewee Europe wala Occident ci lay gën a yaatu ndax dañuy am couverture médiatique boo xam ne ndeysaan du dëkk yëpp ñooy am privilège boobu te loolu nag lu doy waar la gis nga lii xew Gaza tout le temps bu dee wàllu jullit yi gis nga lii xew Chine ay millions de musulmans ñu leen di forcer pour ñu bàyyi seen diine di leen dugal ci ay camp di leen tëj di leen mbugal di leen forcer ñu sëy ak ñi nga xam ne bokk ñoog ñoom diine pour lan
pour génnee leen ci diine ji nga xam ne moom la ñu nekk muy l'islam te àdduna bi yëpp di ko gis maa ngi koy wax rek ci manifeste ba démb manifestation ba ne gis nga Centrafrique lu mat 5 téeméeri jàkk tëj nañ leen fa te kenn déggu ko tëj moo tax ku nekk ci ñun war a def li mu war a def ndax bul foog ni mukk sa voix bi nga am yow kontewul lii Malala Yousafzai waxoon ni when the whole world is silent even one voice becomes powerful ena bu àdduna yëpp noppee bu dee benn voix rekk a jóg sax voix ba am doole moo tax bu kenn ci ñun xeeb voix am wala mu xeeb la mu mën ndax sama borom du seet résultat effort lay xool wa anna sa'yahu sawfa yura yow defal li nga war a def nga bàyyee ko ak résultat xam nga doomu aadama mooy xool résultat boo fi nekkoon fukki at à l'université te jotuloo graduate dañu naan am nga rek high school diplôme fa nga yem fukki at yi nga def université yëpp ta graduate lo kenn du ko dégg kenn du ko gis parce que doomu aadama résultat lay xool mais yàlla moom wa anna sa'yahu sawfa yura moom dina fay gaa résultat waaye dina fay effort mi ngi ñuy nettale ci alxuraan ñamu tere woon ñu rëbb ba su samedi am ñu wut pexe di rëbb am ñu taxaw ne lañ ne ñun suñu yoon nekku ci am ñoo xam ne nag donte seen doole bariwut ña ngay tere yàlla ne bi mbugal ñëwee ñi doon tere laa musal parce que tubaab yi ne nañu ku waxul dara rek wane nga ne d'accord nga ci yëf yi qui ne dit rien consent moo tax fu dara amee rek mbokk yi ku nekk ci ñun na ca yëg responsabilité am bu fekkee ne waa Nouvelle-Zélande waa New Zealand seen premier ministre taxawaay ba mu taxaw ba mu amee rek mu taxaw dugal projet de loi pour ñu teengal aminu ngànnaay woo nit ñi it pour ñu jébbale ngànnaay te dëkk ba yëpp wuyu si ko ñoom ñëpp taxawaan ak jullit yi ana réew jullit yi ak ñeneen ñi doon wane ne ay xeexkatu liberté ak démocratie lanu ay at ñoom ñëpp naaw dem France ku nekk naan je suis Charlie moo xam suñu président la république la moo xam président arabe yi la moo xam seen buur yi la moo xam waa Occident la te Charlie Hebdo dañu tooñati waaye bi leen ñi dese ci xel ci jullit yi attaqué ñëpp jóg ñii nag defuñu benn bàkkaar lu dul dem ba ca seen kanam borom ñu ne fa di julli amuñu ngànnaay amuñu leneen ñu fekk leen fa écrasé leen da ngay gis kenn tweet ci président yi wala wax benn déclaration bu ñàkk fayda boo gisee sax ni ñuy couvrir affaire yi du doon benn Angelique Boy bu yaroo ci wala bu développé woo ci white supremaciste yi wala ci ñi nga xam ne ñooy jouer game yi wala ci reykat yi wane ne liggéeykat la woon nit ku nangam la woon mais bu dee kooku nag dafa am benn appartenance
bu islamique automatiquement terroriste la automatiquement nangam la te li gën a grave mbokk yi mooy ñi nga xam ne tey ñooñu war a aar ci àdduna bi pour guerre yi nga xam ne ñoo am jeex pour jàmm daj te loolu la ñëpp bëgg wala loolu la ñëpp war a bëgg ñi leen yilif muy 5 pays yi nga xam ne ñooy membre permanent ci conseil de sécurité ki ci jiitu di Amérique ak ñi ca topp ñooy jaaykatu arme yi gën a mag ci àdduna juróom yi nga xam ne tey bu ñu ne woon na guerre ba jeex tey Yemen mu jeex bu ñu woon ne guerre ba jeex tey dëkk sàngam mu jeex bu ñu tax ñooy yore décision wu lii xew ci àdduna ñoom ñoo ne ñooy jiite mbootaayu xeet yi pour indi jàmm ci àdduna ma ne juróomi réew yooyu nga xam ne ku ca nekk am nga droit de veto ñooñu ñooy jaaykatu ngànnaay yi gën a mëg ci àdduna léegi kooku nan lay xeexee violence te moom commerçant la jarle la bëgg moo tax ku nekk ci ñun na xam ne lii soppi yëf yi ci suuf lay jógee jëm ci kaw waaye du jógee ci kaw jëm ci suuf mukk moo xam ci suñu réew la moo xam ci beneen réew la ñi ci suuf ñooy taxaw ñi ci kaw fekk si leen waaye ñu ci kaw ils sont confortables là-bas te ñu ci bëri rek tabarka la ku nekk ci ñun yitteem war a nekk ci fexe ba luwaay yuy tax ku nekk fa nga nekk nga seef sa farata la xeex ba nga xam ne ni ñuy ciblé jullit yi di wax ne def nañu telle ou telle déclaration ñu tuddee ko ay waxu terrorisme ba jël leen di leen tëj nu ko raw lañu war a dégloo ñi nga xam ne ñooy al-yaminul mutatarrif dañu leen di wax the far right movement wala ñi ñoo tuddee white supremacist yi nga xam ne ñoom toujours hate speech yooyu la ñuy dégg ci ñoom noonu lañ leen war a jàppee tëj leen ndax seen wax yu bon yi moo jur Trump moo jurit ñu mel ni Trump muy waajoojule def loolu ca Nouvelle-Zélande mu mel ni nag feebaru maa gën ñi ci des te moo dal Occident muy xuturatul ijaabi bi nafs feebar gënu ko rëy Sufyaan ibnu Uyaynata rahmatullah alayhi dafay wax ne fa man kaanat maasiyatuhu fi shahwati farju la nee na ki nga xam ne bànneexu bakkan na ko teree moo ko tax a def bàkkaar nee na kooku mën nga ko yaakaaral njëkkal parce que mën na ca génn mën na xeex ba not bakkanam mu ne waaye wa man kaanat maasiyatuhu fi lkibr mu ne faxsha alay waaye kii rëy taxa mooy nee na kooku ragalal ko ndax lu jafe dindi la mu ne fa inna aadama asa allaha mushtahiyan fa gufira la adam ba mu moyee boromam bànneex ko ko yóbbu moo tax yàlla baal na ko ba mu tuubee waaye iblis asa mutakabbiran fa lu'in rëye ko taxa mooy moo tax yàlla rëbb ko te bu ñu xoolee waa ji ci biir manifestom bi mu bind nga xam ne ëpp na 80 pages ci blogu white supremacist yi dafa bokk ci yi ko motiver ragal gum ragal ne civilisation européenne xaw ma loolu lu muy firi parce que civilisation européenne amut nee na dañ ko menacé pour moom civilisation mbir la mu war a stable parce que civilisation benn moo am mooy civilisation humaine wala civilisation asamaan kullukum min adam
wa adam min turab mu ne benn ci yi tax mu ragal ne civilisation Europe mi ngi jeex si mooy mass immigration ñiy dugg si dañu bari ci ay immigré ñaareel bi mu ne muslim fertility rate nee na jullit yi dañuy jur te am na benn vidéo bu ñuy wane ci YouTube bi buy wane ne couple jullit boo gis au moins am nañ juróom-ñetti doom ma ne xanaa jullitu Afrique wala yu njëkk ya ay julliti Amérique yi daanaka rek wane ne fii ak 2030 2000 nangam Europe dina nekk lii France dina nekk lii jullit yi dinañ nekk majorité te yëpp ay kàcc la tegewul ci benn calcul bu exact waaye dañ ko def ngir mën a inciter ñu mel ni waa jooju ak ñi gàtt xel ak ñi dof ni ñoom ci biir manifesto bi tagg na ci attaques yi nga xam ne ñi ànd ak moom ci xalaat moom lañ def yépp moo xam yi xew biir Amérique la wala bitim Amérique bokk na ci ñi mu tagg ci manifesto bi président Trump mu décrire ko as a symbol of white identity nee na l'identité blanche bu amee symbole tey mooy Donald Trump mu ne moom biyam mooy na tàmbali guerre diggante xadaara bu Europe ak xadaara bu l'islam ndax jàpp na ne bu ko taxaweewul gisul ko war a def ndax ñi ko war a def nee na ñu ngi seetaan bokk na ci nee na li tax mu target jàkka jooju ci Christ Church nee na jàkka jooju église la woon xam nga église yu bari ñu ngi tëj léegi mais est-ce que bàkkaaru jullit yi la jullit yi kay bu ñu soxlawee barabu jaamukaay yàlla église tëj na te barab ba mën nañ ko jënd ñu jënd ko lu ci seen bàkkaar parce que christianité amatul lu mu offrir ça il faut le dire bu ko defee ñëpp a ngi seeti solution te l'islam nag amul beneen solution bu dul bosam ndax diine la bu xel nangu diine la bu xam-xam nangu diine la bu xol nangu mu ne nag boobu bokk na ci yi tax mu tàgget ko te jàkk boobu bokk na ci jàkk yi gën a mag ci dëkk boobu gën ci yàgg muy masjidu nuur boobu mu tàgget ko ba mu ca pare dem ca jeneen jàkka ja ndax bi mu fi reyee lu ëpp 4 nit ba mu demee ci jàkka jële gis ngeen li yàllay def bi mu tiiree 7 personnes ki nga xam ne mooy bale jàkka ji ak di toppatoo parking bi ak nangami mi ngi koy surveiller ba mu wàccee fetalam pour charger waat ko kooku ñëw dal ci kawam gis nga léeg-léeg ñi nga foog ne ñiñ dul jox gëdd ñaareel bu taxawaay jotee ñooy ñi gën a taxaw mooy li ma waxoon benn jamono rek ne da ngay ñëw ci yenn dëkk yi fekk ñi fa ëpp jom ñu kaste leen ñi gën a ñàkk jom ñooy sang yi loolu kenn mënu ko dégg waaye gis nga kii nga xam ne yaa ngi koy romb mu ngi bale yaa ngi koy romb mu ngi nangam bu dul woon ak moom gannaaw ndimbalu yàlla kenn xamul ñaata ñooy dee foofu boo defee jullit yi war ci jànge mooy fexe ba jàkk yi ñu di leen moniteur ba ku fa dugg ak lu mu fay def ñu xam ko waaye it ñu wut plus de sécurité duñ ko def ngir ragal waaye wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa duñ ko def ngir ragal waaye la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ne ko wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluna alaykum maylatan wahida bu ñu sañoon nga yanjax ndax ñu mën a dal ci sa kaw mu ne ko nag fokk nga taxaw waaw yàlla wax yonent bi ne ko fokk nga taxaw
yaak ñi nga àndal moo tax gis nga ñu ñuy tuddee Nation of Islam mën nga leen sikk léeg-léeg ci seeni pas-pas wante ci mesure de sécurité amul ñu ci mel ni ñoom ci jullit yi amu ko bu ko defee loolu nag jar na roy bokk na ci réponse yi nga xam ne jullit yi war nañ ko répondre yu mel nii mooy éduquer nit yi about Islam fexeel ba sa xarit bi ngay liggéeyal ci nga dëkkal mu xam yow ay kan s'il le faut yi invité ko sa kër invité ko ci jàkka yi nañ nekk barab yoo xam ne nit yi dañ fay dugg si pour xam lanay diine pour xam ñanay jullit yi jëfandikoo moyens yi nga xam ne ñoom la ñu am tey moo xam Facebook la moo xam Instagram la moo xam Twitter la moo xam WhatsApp la pour jàngale ci diine au lieu mu nekk barabu coow rek ak wax ju amul njëriñ waaye fexe ba jàngal nit ñi il faut éduquer les gens il faut s'éduquer d'abord et éduquer les autres loolu bàkkaaru kumu la fexe ba xamit li xew ci àdduna bi niñ ko tuddee léegi li xew Palestine li xew Siin li xew Mali li xew Centrafrique li xew fii li xew te yu ci bëri xoolal li xew Yaman te ñi ñuy tuddee jullit ñoo ko def ànd ceeg Occident muy Arabie Saoudite ak Émirats kenn xamul ñaata junney bakkan ñooy dee Yaman ndax xiif ndax bombardement ndax nangam kenn xamul ñaata junney nit ñooy dee Palestine yépp seen bàkkaar ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi Allah ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi Allah boo defee lu mu jaral ñiy dépenser téeméeri junney millions yi dollars pour gëmloo nit ñi image bu l'islam nekkut ba ñoom monstre yi nga xam ne ñooy real monstre war a ñëw déguisé wu en âge pour war a sauver nit ñi ci l'islam bi ñu wax ne nangam la te du loola jullit yi di seetaan ku nekk yaa nga seet rek looy yóbbu sa kër ak looy lekk ak looy nangam boobu doxut oo defee ñëpp li ilimaanu masjidu Nuur ba ca Nouvelle-Zélande wax ni waaw muy imam Jamal Fawda nee na li xew résultat wu propagande bu métti bi white supremaciste yi nekkee la te yàlla jox leen tey pouvoir politique ba fu nekk ñu nekk fa gis nga rek Ilhan Omar critiquer lobby yi nga xam ne ñoo fi nekkal Israël ñu ne def na musiba c'est-à-dire sañ nga critiquer dëkk bu nekk ak seen politique waaye boo critiquer Israël ñu ne antisémite nga lan mooy antisémite Israël lan moo leen def ay sémite et puis sax baatu ay sémitisme ak yooyu dañuy saay mooy jël baat yan ko lu mu àttanut parce que loolu bu fekkoon lu ñu war a nangu la sax Ilhan ko gën a jege ñële parce que ñële c'est que des ay zionistes lañu c'est des terroristes c'est des ñuy coloniser ñu occuper ñuy rey ñu nangu suufu jàmbur muy waa Palestine te boo ko tuddee ñu ne la déedéet da nga bañ yahudiyatu te ñooñ jotewuñu ak dara ak yahudiyatu loolu ku nekk ci ñun war na ci taxaw xam nga wax nañ ne ni ñuy couvrir crime bu jullit def c'est 700% plus
que ni ñuy couvrir crime bu keneen ku dul jullit def fii ci Occident plus de 700%. waa seetal loolu te boo xoolee lu ëpp at ak genn wàll depuis 2018 jëm tey ba lu ko romb attaque terroriste yi am ci Amérique yëpp amu ca bu jullit def yëpp ay white supremacists mais kenn du ko 100% wu attaque yi fi am la depuis lu ëpp at ak genn wàll ñii nga xam ne ñoo jàpp ne ñoo gën ñoo moom ñoo sañ ñoo koy def te kenn du ko dégg parce que ñoo yilif média yi waaye bu ñu kiwee ñu ne gis nga Ilhan Omar dafay muuru kii mënta nekk citoyen américaine mënta nekk ci Sénat bi mënta nekk ci House of Representatives bi parce que dafa gën charia law lanay charia law mooy lan xamuñu sax li ñuy wax xamuñu ko dégg nga boo waxee ñu ne waaw jullit dafa ne dañu ne jullit bi na rey nangam déedéet jullit ñeent la amal affaire ku njëkk ki mooy muahad ki nga amal kóllëre ki nga amal naka la tuddee covenant boobu da nga ko war a respecté maanaam dugg nga ci dëkk ndax visa green card wala loo fa mën a duggee nekk nga jox nañ sa citizenship sañu lool tàllal lor jëmee ci ñooñu ndax yonent bi nee na ku rey muahad du xeetu aljana du ko xeeñ xeeñu aljana du ko xeeñ te xeeñu aljana nee na nangami at bokk ko sore woon mu lay xeeñ waxuma la jullit de muahad lañu wax ñaareel bi mooy musta'man koo xam ne jullit dañu nekkoon ak moom ci xare mu ñëw ñu jox ko am na mu dëkk ci mu dugg ci suñ diggante suñ biir ñun bu ko benn jullit joxe am na mu dugg ci jullit yi kenn sañatu ko rey buñ ko ku ko lorit la yonent bi waxoon fële mooy Abdoulaye wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalaam Allah thumma ablighu ma'mana ñetteel bi mooy zimmi ki nekk ci diine yahudiyatu wala nasraniyatu dëkk ci suufu jullit yi di fay taxe ya mu war a fay kooku nit ñi war a protéger jullit yi lañ ko war a protéger kenn ku mujj ki rekk lañu sañ a xeex ak mooy ki ñu mayul jàmm te du jullit individuellement mooy jóg ne dafa xeex ak kooku wala groupe mooy jóg déedéet autorité bi yilif réewu jullit mooy déclaré loolu te bu ko déclaré yi dafa am ay charte te charte yooyu moo dëppoog convention Genève doo sañoo rey sañoo attaqué barabu jaamukaayu yàlla sañoo nang te l'islam sax dafa romb foofu ba ci environnement sax daf koy aar ci guerre doo rey xale doo rey labbe doo rey jigéen doo rey ban diine moo gën a rafet diine boobu te bu ñu nekkoon ci guerre sax waaju bon jooju dem attaqué jàkka ji wutee na ak règle yooyu parce que ci règle internationale convention itam moo sañuloo attaqué jaamukaayu yàlla Israël violé na kon règle yooyu ndax bés bu set ñu attaqué Quds bët bu set ñu attaqué hôpitaux yi bët bu set ñu attaqué jaamukaayu yàlla yi boo defee kii bu jàppee ne dafa yàqal ñooñu Hajjaaj ibnu Yusuf ba mu reyee Abdullah ibnu Zubayr ñëw ci Asmaaw di ko reetaan Asmaaw doomu Abubakar Asmaaw mi nga xam ne moo njëkk a jur ci Madina ak l'islam gannaaw gàddaay gi te Abdullah ibnu Zubayr moom la fa jur moo njëkk a juddu Madina ci jullit doomi Zubayr ibnu al-Awaam xawaariyu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ñi yonent bi bëggalee aljanna yi fukk kenn ci fukki yonent bi bëggalee aljanna Zubayr ibnu al-Awaam ibnu Xuwaylid jarbaatu naka la tuddati sayyidatuna Xadija soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Zubayr doomi Safiyatu bàjjene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
Abdullah ibnu Zubayr moomu ndey Aïchatu di ndeyam moo tax ñu ko daan wooyee umma Abdullahi ndax moom la ko yonent bi doomale nga rey ko di ko ndamu. Asmaaw ne ko in kunta qad afsada alayhi dunya faqad afsada alayka axiratak. su fekkee jàpp nga ne danga ko yàqal àddunaam moom de yàqal na la loo ko àdduna moo yàqal na la sa àllaaxira. kii nag dafa xamul ne moom bi mu defee effort ba xam ne ñun ajjuma dañuy dajee julli, ba xam ne ñun dañuy jóge dem ci jàkka yi, ba xam ne ñun duñu yore ay arme ci jàkka yi niñ koy fenee di gëmloo nit ñi ne dañoo yore ay arme di préparer jihad. moom war na àdduna bi ne loolu amut. bi mu demee ba xam ni ñu mel ak suñu borom waaye mu ne na ñëw faagaagal ñu, fàtte na ne fi mu leen faagaagalee muy jàkk, jamono ji mu leen faagaagalee muy jamonoy juma, waxtu wi mu leen faagaagalee ñuy julli, baat yi ñu mujj a tudd muy baati yàlla di rukoo ko sujjóot, xamul ne jullit bu nekk dee ci stade boobu ngay ngéeju. xamul ne bi mu leen rayee ci état boobu ba ñuy mu ngi mel ni dañoo gëmmu rek nekk ci àdduna gimmi nekk aljanna, ndax shahid bu dee du jaar ci bàmmeel du jaar ci dara, aljanna la jëm directement, xamu ko. moo tax bàyyi Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ba mu faatoo yonentu ne Jaabir sa bàyyi yàlla dafa wax ak moom ci lu dul kiiraay. mu ne ko wax ma lan nga bëgg ma defal la ko, wax ma lan nga bëgg laaj ma. mu ne ko delluwaat ñu rayaat ma ci lislaam, delluwaat ñu rayaat ma, delluwaat ci rayaat, ndax lim gis dafa rëy ba mu ëpp ta neex. yàlla ne ko loolu mënu na nekk, yegsi nga ba pare jaraa fi des. mu ne ko kon waxal ci ñi ci sama ginnaaw li ma nee. yàlla wàccee laaya ja wala taxsibanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaatan bal axyaa'un inda rabbihim yurzaquun farixina bima aataahum allahu min fadlih wa yastabshiruuna billadina lam yalxaquu bihim min xalfihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun. yàlla ne bul foog ni mukk ñi ñu rey ci cause yàlla dañoo dee, déedéet. ñoom maqaama indiya lañ am, ñu ngay dund ca yàlla. nañu yàlla may dund ci yàlla subhaanahu wa taala. boo defee ñu jàngee ci jàng suñu diine, jàngale ko, xamale ko. waxtu waak ñuy bëgg dab ni ko Ceerno Abdoulaye Lam waxe balaa ñoo tëj ñu fàttali le 20 avril muy weekend bi nga xam ne moom la ñu ànd ak mbokk yi jógee fu nekk ci biir Amérique di ci célébrer yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ren muy nekk le 20 incha allah tabaraka wa taala. ñu ci woo kilifa yi ci dëkk bi yëpp, moo xam kilifa aada la, ñi jiite consulat bi El Hadji Ndangaan le consul général ak son excellence nga xam ne bokk na ci patron wu guddi gi monsieur Cheikh Nia ak seen équipe. ñi ci woo tamit njiitu association yi, moo xam bu mag bi di association des Sénégalais d'Amérique ak yi ci topp yëpp. di ci woyit kilifa diine yi nga xam ne ñu ci bëri ci ñoom incha allahu dinañ leen fa sargal, ndax i tamit léeg-léeg ñu sargal ku nekk waaye ñuy fàtte say daara yeeg ilimaan yi, te ñooñ nag ñoom rek ñoo jara sargal. waaw, ak njiitu daayira yi. defee ñun ñëpp bu soobee yàlla daañu ànd ak ñoom guddi gi, ñaan suñu borom yombalal ñu ko, yóbbu ñu ci borom xam-xam yu mët li ñu doon ñëw jàngal ñu jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. barakallahu. ñu teg suñu loxo fii xanaa ba benn altine ak jàmm bi idnillahi tabaraka wa taala. nañ yàlla yombalal yaa rabbi, booleel ñu suñu zaahir ak suñu baatin yëpp defaral ñu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wasalaam. يستطاب حبنا لك الجناب حب طه
استطابوا حبذا ذاك الجناب إن أرضا ليس فيها حب طال وقلوبا ليس فيها حب طال. yéen waa diaspora bi rawatina yéen ñi dëkkee ci réewu Amérique yi des États-Unis gannaaw ba nu sante sunu borom julli ci yonent bi sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Islamic Cultural Foundation of America ICFA ci njiital imam Mohamed Sakho ñoo am mbégte di leen yëgal weekend bi nu jagleel Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ko amal ñaar fukki fan ci weeru avril 2019 ca Central Family Life Center 59 Wright Street Staten Island New York 10304 muy 7e édition bi ñu ciy waxtaane solo xam-xamu fiqh ci dundu jullit bi ak ay borom xam-xam yu mag ak i jàngalekat ci ay université yu kawe programme bi 9h ba 1h du matin ñu koy door rek njàngum alxuraan ak ndongo yi ak fay yi bernde ak waxtaan wi ci thème central bi di solo xam-xamu fiqh ci dundu jullit bi danañu fa sargal itam